gaawu fukki fan ak benn ci fukki fan ak ñaar ci weeru suwet ci weeru juin ci atum 2021 mbokk yi yegg si leen ak jàmm ci xibaaru jolloor yi li ci gën a fës day nekk doxub ñaxtu bi xam ne démb ñiiti waa M2D mouvement M2D defal nañ ko fële ca place de la nation lañ fa doon ñaxtu nag mooy ñi xam ne dañ leen tegoon loxo ci jamonoy manifestation yu weeru mars bi ngir ñu delloo siwaat leen ngir ñu génn ci kaso yooyu ca jamono joojee fële ca Géejawaay nag ñi xam ne dañooy yeewoo ca gox ba ñoom tamit amoon nañu ab taxawu ñaxtu lu ñuy mettitlu mooy li jëm ci mbirub littoral bi ak suuf sa bërëbu filaawa yooyu xam ne njiitu réew mi daa jël ab décret ngir ñu jël ko mën ko jëfandikoo ñoom nag gis ne njiitu réew mi ni mu def nekk na lu gënul te ñoom dinañ ñu def lépp lu ci war ngir mën ko xeex ci xibaaru tey itam dinañ am nataalu ab benn soxna soo xam ne moom nag daa jógee ci bitim réew ñëwaat fii ci biir réew mi ti fi liggéeyee moom lu muy def nag mooy ab GP moom nag dem beeg dikkili bi nan lay demee ak tamit ndax mu ngi ci gis si boppam loolu yëpp dinañ ci ànd ak Abdourahmane Ly mi ko demoon seeti ji article de la semaine ak El Hadj Malick Cissé boole kook tuuti tàggat yaram ak tamit lii tey revue de presse bi yooyu ñooy lii tënk xibaar yi xam ne léegi-léegi mbokk yi soo leen taaxeerlu ñu yaatal ko. mbokku téléspectateur u ITV yegg si leen ak jàmm ci seen xibaaru njolloor yi xam ne nag tey ci gaaw gi dañ koy tàmbale ak tiis bi xam ne moo dal képp ko xam ne républicain nga wala sax ngay bokk ci parti démocratique sénégalais ak génnub àdduna ministre d'état bii ci Abdoulaye Faye nekkoon administrateur bu parti démocratique sénégalais nekk koo xam ne yàgg na ànd ak njiital réew mu fi woon di Abdoulaye Wade moom nag bokk koo xam ne yàgg na ànd ak njiit mi taxoon sax ba lépp loo xam ne président Abdoulaye Wade amoon na ci ay jafe-jafe moom tamit daka ca daan topp loolu sax seetlu nañ ko ca ba ca événement présidentiel yu 88 ya ba mu amee bokkoon na ca ñu tëjoon ca kaso ga Abdoulaye Faye nag génn àdduna ginnaaw ay feebar yoo xam ne da ko daaneloon ci lu yàgg loolu taxoon sax ba ci atum 2019 commission discipline bu parti démocratique sénégalais mu teggi woon fa ndombal tànkam jox ko kayiti Daouda Niang ñu koy ñaanal rek suuf sedd ci kawam dafa mu jëm nekk foo xam ne moo gën fii muy jugee ñi masaw itam ñëpp foo xam ne ñoo ngi ci parti démocratique sénégalais. ñeneen ñoo xam ne nag dañoo ñàkk seen bakkan ay taalibe lañu loolu xewee fële ca Mbora ñooñu nag seen lim toll ci ñeent ñoom ñooñee xam ne dañoo demoon nag ndax tàngoor gi doon féexlu ji dugg ca biir géej ga foofu nag la ñu ñàkkee seen bakkan ci plage ba ay taalibe yoo xam ne nag ñoom jàpp nañ ne ñett ñi gisagum nañu seen ab koor waaye kenn ki ñoo ko doon wër ba léegi xamaguñu nag ndax génn na am déet waaye ñu xamal ren rek ne waa Mboro ñoom tamit ñaxtu woon nañu ci mbir mi ndax lu ñu gis moo di ne seen gox gi nekk na gox goo xam ne màgg na loolu te brigade sapeur pompier amu fa kon nag mu nekk loo xam ne ñoom jàpp nañ ni ñiiti waa nguur gi war nañ ko def ab joyanti. keneen koo xam ne nag war nañu wax ci moom mooy njiital réew mi président Macky Sall moom nag ginnaaw ba mu demee ci bët saalum réew mi nag tey ji la war a tàmbali itam liiti tournée économique boo xam ne da koy am ci bët gànnaar gi xam ne nag tournée boobee dina ko tàmbale fële ca Ndar Géej laata moo dugg ca biir Fuuta gi maanaam Matam boobu xam ne dina fa amal liiti ab conseil présidentiel ak conseil des ministres njiitu réew mi xamale woon ko ginnaaw nag ab conseil des ministres bu mu amuloon ci fan yee ne liiti tournée bi mu tàmbali da ko bëgg a def mu nekk ab tournée économique ngir xool nu ñuy def ba gën a doolelaat sunu koom-koom waaye tamit taxawu lépp loo xam ne ndaw yi soxla nañ ko ci biir gox-goxoon yi ab tournée bi xam ne fukki fan ak ñaar muy ba sub tey ci gaaw gi la koy tàmbali war ko jeexalee gaaw giiti ñëw muy fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin ci atum 2021 bi ñu nekk. ñu wax ci manifestation ab doxub ñaxtu wala sax taxawub ñaxtu boo xam ne ñiiti waa mouvement M2D amaloon nañ ko démb ci ajuma gi fële ca place de la nation place de l'obélisque lañ fa doon ñaxtu nag ñoom mooy ay mbokk yoo xam ne dañ leen teg loxo ci manifestation yi amoon ci weeru mars ba léegi ñoom nag lu ñu jàpp moo di ne ñoo ñi xam ne ñoo ngi ci kaso yi dañ leen war a génne ndax defuñu lenn loo xam ne war na tax loolu ci jamono jooju ñu koy wax sax liiti ñaar ci ñoo ñi xam ne dañ leen teg loxo dañ nekkoon ca Jurbel ñoom
bàyyi nañ leen kilifa itam mi xam ne moom dafa nekkoon ci ab garde à vue ginnaaw ab jafe-jafe yu mu amoon moom tamit bàyyi nañ ko seen ndaje boobu noppiwuñu rek ci waxub ñi xam ne dañoo ñàkkoon seen bakkan wala ñoo xam ne dañu leen tegoon loxo wax nañ itam ci lu jëm ci élection locale yi ak nan lañ ko war a mën a amalee loolu yëpp ci teewaayu kiiti Aïssatou Kane ñu teewlu. ku teewaloon kuréel gu ñu duppee FRAPP dégage di Guy Marius Sagna di rafetlu ñett détenus politiques yu ñu jot a bàyyi di sàkkuwaat ñu bàyyi ñi ci des di ñaawlu itam yenn bàyyib négandiku yu ñu faral di nemmeeku fii ci Sénégal. da ngeen ñëw taxaw fii pour laaj juróom-ñetti nit yoo xam ne ñeent yi dañ leen tëj Ziguinchor ñeent yi ñu tëj leen Diourbel ñu ñëw fii daje fi 3 heures balaay timis ñu libéré ñett ci Diourbel mu des juróom. te politique la nañ leen libéré ci nu mu gën a gaawee waaye fokk ñu yokk ci leneen dama ne Sénégal ay liberté provisoire yoo xam ne day durer 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans dafa war a dakk. bokkul benn yoon ci bile kuréel maire bu Mermoz Sacré-Cœur di xamle ni taxawaayu M2D moo ko tax a dogg ci bile kuréel. commission mairie bu nekk commune bu nekk day am commission ñaari at ngi nii Macky Sall lank bañ teg commission wante moom ci ñaari at yooyu moom dugal na ci fichier bi 400 000 ñëpp xamuñu sax est-ce que ay doomu Sénégal lañu mu ne ñoom dañuy voté wante yéen du ngeen voté kooku dinañ ko lijjanti à travers la mobilisation. Sall nee na du ngeen jot ci carte électeur yi parce que tant que amul commission foog ngeen dem ci commissariat de police yi te su ngeen fa demee da ngeen di jox ay carte d'identité bind ci yéen bokku leen ci fichier bi loolu tamit mobilisation bi dina tax mu dàkk. bu ci des Macky Sall nee na moom 2022 bii fas yéenewul organiser élection locale mooy maire ak élection député mooy législative mobilisation bii dina ko lijjanti. président Pastef Ousmane Sonko di xam ne ni bàyyi ni ñu teg loxo lu war a am la mu jàpp ne kujje politique bi gëm na ne dinañ gën a booloo ci élection yi ñu jëm. dama leen di lim ñi nga xam ne ñi nga Ziguinchor muy ki ñuy wax Demba Diédhiou di Abdourahmane Diallo di Mohamed Mané Babacar Diagne ak ñi des Diourbel muy Ndiogu Diop Ndongo Diop nga xam ne moom kaam moo ci gën a doy waar ak ki ñuy wax Ablaye Fall ndax ñeneen ñaar ñi bàyyi nañ leen dañ leen ne ñu ngi leen di jox ultimatum ñu xam ni lii manifestation bi avertissement la tant que wàccu ñu leen peut-être semaine prochaine day tombeek 23 juin bi nga xam ne dañu bëgg a def rassemblement exceptionnel. ñu ne tant que libéré wuñu leen dans 2 semaines suñu naree daje fii te dinañ ko def sur l'ensemble du territoire national. certitude ni ñi war a ànd dinañu ànd ci élection législative yi locales yi te gëm naa ni li ëpp solo ci ñi nekk ci opposition bu soobee kii bind am naa yaakaar ni dinañu ànd te dinañ fi duma Macky Sall ak ñi mu àndal. aar suñu démocratie di xam ne ni xeexal sa réew waxeef la li ni mel tax ñuy woo askan wi ci daje bu ñu dëgmal 23 juin. ñu jógee place de l'Obélisque dem ba fële ca Guédiawaye foofe nag xam nañ dëkk ca gox ba ñoo amal ab taxawu wax ne li ñu gis foofe te njiitu réew mi bëgg koo def ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg muy décret bi xam ne da koo jël ngir déclassifier littoral ba suuf si ñu war ko mën a jël ak jaay mu nekk mbir boo xam ne nag ñoom jàpp nañ ne ñaaw na loolu te njiitu réew mi waru koo def te ñoom tamit liñ ci war a mën dinañ koo def ba liiti décret boobee nekk loo xam ne du mën a yegg wala muy tabbi seen ndaje boobee kiiti Mamadou Lamine Fati teewee woon na ko. mbootaay bii di aar littoral bi nekkee ci Guédiawaye ak alliance écologiste yu nekkee ci Sénégal ñoom ñëpp taxaw nañu takk seen digg ngir xeex ngir aar pegg yi nga xam ne moo nekkee ci filao ci Guédiawaye nit yi nga xam ne alam bi moo leen soxal bu baax a baax na ñoom dinañ jóg ngir topp yoon décret bi nga xam ne moo déclassifié littoral bu nekk ci Guédiawaye. ku ndoo mi rey sa maam nag foo seen lu ñuul nga daw ñun dañoo gis lu xew dans le littoral en plein centre-ville sur la VDN loolu la ñuy bañ mu xew fii ci Guédiawaye moo tax nag ñun doomu Guédiawaye yëpp ñu takku def benn dànk ne lii nag dañ koy xeex tey teg nañu jéego bu njëkk mooy déclaration de presse bi pour artu
buñ ci delluwul ginnaaw nag fii ak fan yu néew dinañu dëgg te lu mu laaj ci xeex bi nañ ko def en respectant nag tout ce que la loi dit. écologistes yi ñoom gis ne njiitum réew mi war na déglu ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc bu baax a baax ci wàllum aalam ngir mu mën a sàmm tuuti lu des ci littoral bi lee rôle de tampon bi nga xamante ni moom la bande de filao yooyu donc doon jouer actuellement ni rôle boobu day daal di dem te rôle boobu bu demee mën nga ci investir ay milliards mais tôt ou tard di nga investiraat yeneen milliards pour mën di sauver li nga xamante ni moom nga fi def en termes d' investissement donc tey li ci gën a am solo ñun message bi ñuy lancé moom mooy à chaque fois que de besoin tant que ça concerne le littoral na ñuy déglu suñu scientifique yi di jiital expertise technique maintenant terewul nag ñuy xool parce que aussi le président de la république rôle bi mu njëkk a am mooy rôle d' arbitre entre différents enjeux yi nga xamante ni day ñëw entre moom mais tey jii bu ñu jiitalee expertise bi nga xamante ni mooy expertise techniciens yi wax ko ñeneen wax ko moom dina mën a xool vraiment nan lay satisfaire ñeneen ñi te du lor yeneen yi nga xamante ni moom mooy yeneen enjeux yi nekk. déclassification littorale bi nga xam ne njiitum réew mi def na ko doon na li nga xam ne neexul benn yoon ñi nga xam ne ñooy aar alam bile ci fan yi rek ñoom nee nañu dinañ dem fa mbax ne doonee benn ngir topp décret googule li nu mel wan ne ñi nga xam ne ñoo dëkkee ci géejuwaay jiixi jaaxa am na seen biir ci li nga xam ne moo dem ci mbirum littoral bile. Fati ñu jugee Ndakaaru dem ba fële ca Touba xam ne nag ñiiti waa Ndaamaatu ñoom ni liiti nawet giiti waaj a dugg si moo leen xaw a tiital la tax nag ba ndaw yi jëkkati seen bopp ne dinañ def lépp lu ci war ngir mën a taxawu seen waa gox googee ndax ñoom gis nañ ne su taw yi tàmbalee rek lépp loo xam ne jàmm la dañ koy ñàkk ndax inondation am tali yi nekk loo xam ne nit mënutee cee jaar wala ñu am ay yeneen jafe-jafe sax moo tax fi mu toll nii nee nañu ñoom dañuy jël lépp loo xam ne matuwaay la ngir su nawet bi tàmbalee ndox yi commencé wàcc ci jàmm ak salaam ñoom tamit ñu mën a am dund goo xam ne dina sell te jafe-jafe du ci am góor ndaglu demoon na seeti ji leen. Touba Ndamaatu ci wàccaayu nawet bile loolee tax ñi dëkk ci gox bile jaaxle waral ñu amal benn opération de nettoiement ngir yombal jàllaleem ndox yi bon yi mu di occasion ci ndaw ñii di yeewoo ci Ndamaatu sàkku ci kilifa yi ñuy yàbbi ci lu nu mel laata mbënn di leen sonal la. gis nañ ne que nawet bi daanaka ñu ngi ci biir. ndax tey rek daanaka ci guddi gi xaw na wiccal fii ci Touba te su gënee taw fii dina gën a doy waar ci ndox nga gis lu ëpp ay 30 nangam kër dañ fiy jóge boo demee ba ci jumaa ji rek jumaa Sëñ Saaliw ji nga xam ne ajjuma dañ fi julli daanañ dem ba dootuñ fi mën a julli ndax fees te nawet bi ñëw na ba noppi kon nag war nañoo xam ne lii day lu urgent day doon loo xam ne daf ñoo ñor day doon loo xam ne daf ñoo yittal ku xool xale yi ndaw yi ay 7 ans ba 10 ans nga fiy gis ñu gën laa bëgg liggéey bi ku xool jigéen ñi ñu génn gën laa bëgg liggéey bi kon nag ñu ngi leen di woo ñoom autorités yi rawatina njiitu réew mi président de la république Macky Sall di ko woo ci nu mu gën a gaawee ñu ñëw taxawal ñu fii ci suñu yitte ndax tali bi dafa bokk ci tali yi nga xam ne day lu urgent ci dëkk bi. mu di ndox yu bon it yu wër hôpital Ndamaatu tax yenn ci jarag yi di jànkonteel ak yenn saa yi jafe-jafe ci lu ni mel. corniche bàyyi nii hôpital Ndamaatu bàyyi nii tey ambulance yu bëree bëri di sëf doomi aadama yi ay jigéen yi nga xam ne tey ñooy suñu yaay bu mu méttee ñoom la woon bu neexee tamit kon ñoom la war a doon dañuy bëgg a dem fii pour am doom pour ñu jàll sax day nekk problème fii la ñuy nekk yéeg ci ambulance di yuuxu ba ñun ñooy jug guddi gi lu mën di métti ambulance bu fi foncé ñun ñooy jug jëlee ko fi te lii ab tëli la lii ni nga gis yow du yoonu suuf di ab tëli la te ab tëli jàpp naa ne oto wur fee mën a foncé ñi nga xam ne nag ñoom nga fi yebal ñu dikk ne dañuy vérifier sànc duñ agsi fii buñ dikkee dañ lay wan loo xam ne nekkut ak fii fi ñu war a defar dëgg mooy fii. mer lañu def tax ndaw yi nekk ci Ndamaatu di artu waaye politique yi. politiciens yi nga xam ne ñoo ngi fiy ñëw nag ñoo ngi leen di wax ne tey dina dakk fii bépp politicien bu fi ñëwati indi sa média waaw bépp politicien boo xam ne ñëwati nga fi indi sa média pour politiquer Touba Ndamaatu dina dakk ay jeunes ñoo fi nekk yu engagé yoo xam ne tey loolu day dakk képp ba ñu tuñ ci dara nag lépp lu ñuy wax ñun ñoo koy waxal suñu bopp lépp lu ñuy def tamit ñun ñoo koy defal suñu bopp am na loo xam ne day dakk ñëw indi sa média fay sa xaalis caméra fii yóbbu ko nawet bi nga ñëw taa metti nga caméra ko yóbbu ko Macky Sall jox la ay milliards nga lekk loolu mooy jeex. waaw. ay fan yu néew des ci nawet bi quartier yu bëri nekk ci dëkk bu sell bii di Touba nar a jànkontele ki jafe-jafe ginnaaw liggéeyu assainissement yi ñu sumb te yeggagul tax borom kër yu bëri nekk ci jeexi jaaxa.
ñu dem ca Kolda foofee nag xam ne ay association ñoo boole seen bopp ngir mën a taxawu ñi xam ne seen loxo daa jotul seen ginnaaw ba xam ne lépp loo xam ne jëm na ci mbiru faju lu ñu soxla rek ñu mën leen ci taxawu ci ay anam yu wuute mu nekk nag mbir yoo xam ne ñu yeewoo ca gox ga rafetlu nañ ko bu baax a baax ndax jàpp nañ ne faju nekk na loo xam ne da leen di xawti jafe yenn saa yi reportage ci seen mbir moom mais ak Seydou Diatta. bii mooy ñaareel yoon ñi amal lu ñuy duppe journée de consultation gratuite jagleel ko askan wi yeewu fii ci diwaanu Fuladu ngir ñu mën a saytu seen yaram te duñu fay dara ren nag service yi nga xamante ne ñoo yëngu ci wàllu woowe dañoo bari te wuute ci diir ñett fan dong bu ñu sukkandikoo ci kaddu kii di Ousmane Diatta lu mat fukki junni doomu adama ak juróom la ñuy jot a saytu seen wérgu yaram. ñun waa ODAS ñu am personnel boo xam ne ñii ñu nga jógee Dantec ñii ñu nga jógee principal ñii jógee ci hôpital Fann ñii jógee Casamance tëj seeni clinique ànd ci ak Abdourahmane Baldé président Kolda Debout ñëw pour mën a jàppale askanu Kolda fii da nga naan xanaa Kolda yëpp fi daje ci li ñu jàpp ne faj nañu mu di li nga xam ne moom mooy bët lu toll ni 4 junniy nit li nga xam ne moom moo di def bëñ yi moom def na lu toll ak 800 personnes ñii ñu jox leen i garab ñii ñu dindi seeni bëñ lii di nga xam ne moom mooy feebaru jigéen 2 junniy nit dugg nañu génn ci suñuy service ñu seet naka la ñu mën a def pour jàppale leen ñii ñu jox leen aussi rendez-vous ci hôpital pour ñu mën a def traitement bi ci gën. maa ngi commencé nag di sentir ne soxla na ay leer loolu moo tax daal na li bokk mais gis ki nga xam ne réellement xam na affaire yu bët ba mën la cee jox ay tiktal mu dimbalal ci loolu mooy suñu problème loolu moo tax ñu ne daal kii def lii vraiment ñu ngi koy ñaanal c'est une bonne initiative vraiment bugg nañ daal ko yàlla may ko kattan mu génn. ren nag journée de consultation gratuite yi ñu ngi leen di amal ci waxtu yi nga xamante ne coow li bari na trop ñeel wàllu wérgu yaram bi ginnaaw lënt ñi nemmeeku ci doxalin hôpital régional bu diwaanu Kolda coow lu nu mel dem na ba ab politique daal di ci porox ndox ki amal journée yi nu mel di Abdourahmane Doura Baldé jàpp ne laata ñuy addu jëmale ci mbirum politique na askan wi am wérgu yaram. dara umpu leen ni fan yi passé dëkk bi yëngu na trop ci wàllum santé ñun lii mooy suñu réponse balaa ñëpp di taxaw di woote dañuy remobiliser troupes yi dem politique na wérgu yaram am d'abord na dëkk bi set nañu liggéeyal suñu gox woon population yi ñu seen i mbébét ak seen bëgg-bëgg ci loolu la ñuy dox matin midi soir. ginnaaw ñett fan yi ñu amal ci biir commune bi te nag wàcc nañu ci gox-goxaani ngir may askan yu fay yeewoo ay consultation gratuite. ñu jógee ci mbirub wér-gu-yaram wax ci mbirub koom-koom fële ca Mbour Sandiara nag ñoo fay yeewoo ñoom nag xool nañu nan la ñuy def ba ànd ak ñii di waa CDC maanaam caisse de dépôt ak consignation ak tamit ay opérateur privé ba yëkkati seen gox googee ab centre commercial boo xam ne nag ñoom li ñu bëgg mooy mu wuyu norme yoo xam ne moom moo am ci àdduna wërngal këpp ba mën a doxal lépp loo xam ne koom-koom la ca Mbour Sandiara googee waaye tamit askan wa mën cee gis seen bopp mu tàggaakan teewlu na. ginnaaw bi ñu nemmeekoo port sec bi ak it yenn usines yi nga xamante ne ñu ngi koy tabax délégation bi daal na dem ci bërëb bi nga xamante ni fan la ñu nam ma tabaxee centre commercial bu mag bi nga xamante ni bu international la luuma bu mag bu doon am Sandiara te ñu si doon jaay ay jur dañ koy daal dee wuutale benn marché bu mag a mag boo xamante ni dina mën a jël lu toll si junni nag. liñ ci jublu mooy mu nekk marché boo xam ne bu mucc ayib d'abord marché ay nag la marché ay xar ak ay béy muy foiraay waaye dafa am aussi abattoir comme ça boucher yëpp mën nañ denc fi seen nag ak seen yeneen viande nekk marché de fruits nekk marché de légumes nekk marché boo xam ne aussi marché de poisson la ku ne xam ne département de Mbour yëpp amul un marché de poisson am na une plage waaye amul marché de poisson ci mujj mooy un grand centre boo xam ne foire lay doon maanaam chaque mois dañuy exposer foofu foire soit thème ci ay jën wala thème ci ay melon wala lu mel noonu tey signature dafa am importance li ñu am objectif mooy lu tolloog junniy nit di liggéey ci marché boobu muy jigéen ñi d'abord muy góor ñi. am na kuréel bu ñu taxawal boo xam ne liggéeyam mooy fexe ba ñi ñuy doxale liggéey bi daal day yemb ci ni mu gën a gaawee. waaye dinañ am ab comité boo xam ne dañ ko teg en place xam ngeen ni suñu structure bi ñuy woowee CACO bi nga xam ne mooy suñu bureau d'étude au niveau de la CDC moom si boppam sax dina bokk si mbir mi dinañ ñëw ñu toog pencoo ko waxtaanee ko incha allah dinañ am ay résultats yoo xam ni dinañ ko jébbal askan wi yëpp lépp dina transparent
ñu wax ci leneen fan yi gis ngeen ko coow li bëri na ci diggante syndicat yi liggéey ci mbirub ndox bi tax nag ba cadre unitaire travailleur ya nekk ca Sen'Eau ñoom nag ti dalal xel yi ti wax ne fi mu toll nii ñoom du ñu def lenn loo xam ne dina tax ba ndox war a mën a manqué ci biir réew mi waaye nag lenn lu ñuy ñaawlu mooy lii ti waa direction Sen'Eau ñoom nag jàpp nañ ne ñooñee dañoo nekk te def lépp li ci war ngir tasaaru syndicat yi ba ñoom seen ay ñaxtu ñu mañ koo def wala sax ñun koy defee du nekk loo xam ne dinañ ci mën a am ab tontu wala ñu am ci ab ndam ñu teewlu Pape Diop nekk ku yore seen kàddu ci micro Baba Ndiaye ak Seydina Mbaye. ginnaaw bi nga xamee ni def nañu assemblée générale bi mardi bi passé te travailleurs yi jox ñu kàddu par rapport ak li nga xam ne moom mooy suñu préoccupation yu ñu nekkee dafa am ñu génn démb wax dëgg yàlla bëgg indi jeexi jaaxa ci travailleurs yi mais tamit ci population bi ñuy wax population pour rassurer premièrement population bi que ñun suñu xeex jubluwuñu ko ci pour tëj ndox loolu moom egguñ ci xalaatuñ ko sax parce que li nga xam ne moom la ñuy xeexal direction générale Sen'Eau bi la te yaakaar naa ne am nañu kàttan gi am nañu mën-mën bi ba war a mën a jàkkaarloo ak ñoom donc population bi ñu rassurer leen ni bu dee wàllu manqué ndox yi yooyu seen xel na ci dal beneen bi muy wàllu travailleurs yi comme ni ñu ko waxee travailleurs yi bi nga xamee ni teg nañu benn cadre unitaire dafa am ñaari pàcc yoo xam ni nag moo si judd te warul woon a judd parce que bu fekkee travailleurs rek la ñuy xeexal yaakaar naa ni dañoo war a nekk ci camp travailleurs malheureusement dafa am ñoo xam ni démb dañoo génnee ñetti nit yu génn wax joo xam ni ña leen xam sax dana leen xeeb parce que bu fekkee dañuy négocier pour nekkinu travailleurs yi pour seen wàllu tawat ñu koy xeex dafa yaakaar ni ñëpp dañ cee war a ànd malheureusement nag dañoo wax démb ni ànd nañoo ak direction générale bi muy la majorité alors que loolu du wax boo xam ni taxaw na parce que déjà dañoo jàkkaarloo woon ak direction bay jubóog ñoom parce que ñoom déjà am na loo xam ne signé woon nañ ko ba ñun suñu wàll yóbboon nañu loolu direction de travail ba direction de travail ubbi waxtaan depuis altine bi passé bi ñu ubbee waxtaan effectivement direction générale Sen'Eau accepté na waxtaan yi nga xam ne moom ubbi nañ ko pour au moins revenir at ci protocole d'accord bi nga signé à la direction de travail ba direction de travail jox ñu bëri naan bis muy altine bii di ñëw ñu war a eggali waxtaan bi par rapport à ça donc bu ñu jógee di indi jeexi jaax ci wàllu travail dafa ñuy jaax ci mbirub ndox moomee sax ñu xamal leen rek ne ñiiti waa Sen'Eau am na ab communiqué goo xam ne bataaxal bu ñu génnee te xam ne ni ci dibeer bi mën naa am ci yenn gox yu bëri ci biir Ndakaaru liiti ndox xaw faa ñàkk ndax ay travaux yu ñu war a amal waaye ci dibeer googu itam la ndox bi war a mën a dellu siwaat ñu yegg ak yéen mbokk yi ci seen nataalu bés bi nekk na loo xam ne tàmmaloon nañ leen ko gaaw gu ne ñu leen ko daan defal tey nag kii di Abdourahmane Ly daa dem seeti jàpp jigéen joo xam ne suñuy wax ne jigéen ju mën góor mën nañ ko ci lim turam di Mami moom nag madame Diallo nekk koo xam ne daa dugal loxoom ci liiti colis GP maanaam lañ ko gën a xamee jël ay colis ti ko jëlee fii ci réew mi ti ko yóbbu bitim réew wala nga koy jëlee bitim réew ti ko andi fii ci biir réew mi nit ñi nekk loo xam ne dañ ko soxla bu baax waaye mu nekk liggéey boo xam ne yombul benn yoon ndax bëri na ay risque ak i njuuj njaaj yoo xam ne yenn saa yi mën nga ci tajeeg ñoom nan la def ba taxawal liggéeyam googe ak nan la ci dundee nag ak njëriñ gi loole yëpp nekk ab waxtaan goo xam ne sekk na ko ak Abdourahmane Ly ci nataalu tey bi ñu teewlu. daf ko gëmoon te def na ko jubluwaayam moo nekkoon Canada bu mu nekkoon ngir yeggali fa njàngam mu jugee fa ay weer dong gannaaw bu mu paree njàngam ci la jóg tàmbali xool nu muy def ngir dellu si Sénégal. si noonu la taxawal benn entreprise GP ñu koy waxit gratuité partielle décembre 2014 la mbir mi tàmbali. Montréal Dakar laa def sama premier voyage lu tax parce que Montréal laa dëkkoon bi ma dëkkee Montréal war a ñëw vacances en décembre je me suis dit période boobu mooy période bi baax pour créer entreprise bi du woon loo xamante ne bees na torop parce que yóbbante woon naa benn yoon GP bi nga xamante ne moo fa nekkoon di def liggéey bi donc ci ni mu doon defee laa sukkandiku teg ci moom it ñu waxtaan ci mu jox ma ay conseils laata may commencé. muy expérience bu yees même si bu fekkee ni si beneen wàllu wi duggul si lu mu miinul si ay jamono daana liggéey ak GP bi njëkk foofe ca Amérique bu mu nekkoon mu topp ci nekk di topp ay tànkam si zone bi nga xamante ni daanaka gis fi GP. doonu lu yomb. Amérique la ñuy gën a def Amérique nag boo ko déggee yaatu na États-Unis ci la bokk Canada ci la bokk waaw bu weesoo loolu dañuy def Londres ak yeneen i dëkk sous région bi aussi dañ koy def Paris dinañ ko def de temps en temps bëriwul lu tax parce que GP yi nga xamante ne ñoo fa nekk duñu bëri
donc des fois mën nga ko def te doo ci génn. muy métier bu risqué loolu te madame Diallo xam na si dara si noonu ngir kaaraange boppam ak bu ay client wam day xool ndax lépp li nga xamante ne ñu ngi koy yóbbul seeni ay borom ndax légal na maanaam dañuy vérifier lépp. di ko sàkku si sunu collègues yi ñuy faral di vérifier non seulement ñuy vérifier mais aussi ñuy jël référence ñi nga xamante ne ñoom ñooy indi bagage yi ak ñi ko moom foog naa bokk nañu bu ñu ko njëkkul def bokk nañ ci ñi ko def ñi ko njëkk def di jël information client yi ci contrat nga xamante ne nit ki day signé nga signé protection la ci ñun protection la ci ki nga xamante ne moom colis bi. muy ay livreur yoo nga xamante ne duñu gaaw a rëcc njuñ njaaju trafiquant yi ay njuñ njaaj ay yéex si wàllum livraison bi wala sax ay yóbbante yuy réer yenn saay. dañuy préparer bagage yi ñuy liggéey ak benn compagnie aérienne donc compagnie aérienne boobu boo dajalee bagage yi ba pare moom moo koy def envoi par cargo en avion yenn saa yi mën nga dem ba à destination douane bi téye bagage bi parce que contrôle sanitaire bi peut-être wóoluwu ko donc dafay téye bagage bi. comme mën nga ñëw tamit ba bagage bi réer ça arrive bu fekkee ñun ci sunu traitement balaa muy génn sunu bureau yi ñun ñoo ko yàq wala ci ñun la réeree à ce moment-là y a pas de souci dañ lay rembourser valeur colis bi li nga ko jëndee mais bu fekkee compagnie aérienne bi la wala muy douane bi à ce moment-là ñun duñ la rembourser par contre dinañ def benn procédure bi nga xamante ne dinañu permettre douane wala compagnie aérienne bi rembourser ñu pour ñu mën la rembourser. muy lu jàmp lu mu bëggoon a lijjanti tey jii métier GP nekk na li nga xamante ni passion la si soxna si muy passion bu mu bokk ak ñeneen ñu mu lëkkalool fépp daanaka lépp ngir ay client wam bëgg jot si seeni ay yóbbante si bërëb bu ñu ko soxlaa ak waxtu bu ñu ko soxlaa. Abdourahman Ly ñu sant ko gërëm ko ci nataal googe xam ne gaaw gu ne di ngeen ko am ci seen xibaar yi ñu wax ci tàggat yaram ak tamit championnat bu Sénégal bi xam ne nag mën nañoo jàpp ne xëccooga moo ngay wëy ba léegi tey nag ci gaaw gi benn jongante rek mooy am ci diggante ñaari tali ak ñiiti waa génération foot war am sax stade Amadou Barry su juróomi waxtu jotee ci ngoon si ëllëg nag ci dibeer bi lañ match yu bëri di am ndax waa Jàmbaar ak Njàmbur FC fa la ñuy tasee Mbour Petite Côte ak Stade de Mbour AS Douane ak Tëngéej FC mi jiite gum ci championnat bi ñoom ñaar itam dinañu daje ca Stade Ibrahima Boye Casa Sport war a dalal ca Stade Alassane Aline Sitoé Diatta ñiiti waa Dakar Sacré-Cœur waa Snep Excellence ak ñiiti waa AS Pikine seen jongante bi xam ne nag waroon na am ci dibeer gi ñiiti waa fédération bi dañ ko dàqandeegum woon Jaraaf mi topp ci ginnaaw waa Tëngéej ñoom tamit war nañu dalal ñiiti waa US Gorée ci Ligue 2 bi ñiiti waa Duc ak waa Amitié FC ñoom tamit dinañu dale ñiiti waa Renaissance ak Sonacos EJ Fatick ak US Ouakam US Port ak ñiiti waa Guédiawaye FC ñi xam ne ñoo jiite ci championnat bi itam war nañoo jogante Africa Promo Foot ak Linguère mi xam ne moo topp fi mu toll nii ci Guédiawaye ñoom tamit war nañoo daje Kër Madior ak Demba Diop FC Thiès FC ak Jamono football club ñu fàttali rek ne ci Ligue 1 bi ak Ligue 2 bi tàqante bi metti na loolu ndax ñoom ñaari club yi jiite ci Ligue 1 bi ak Ligue 2 bi yëpp ñi leen topp luñ leen rawee bëriwul benn yoon na. ñu wax ci footballu bitim réew ak Euro 2020 bi xam ne démb ci aljuma gi la tàmbali Italie xam ne da doon taje ak ñiiti waa Turquie nag da leen daal ñeenti bal ci dara mu nekk ab match boo xam ne ni déglu woon ngeen ko ci 90.3 ak kiiti Pape Malick Diaw ki chroniqueur am tey nag ci bëccëg bi ñiiti waa Pays de Galles ñoom war nañu tase ak ñiiti waa Suisse ab jongante boo xam ne sax war naa tàmbali ndax benn waxtu ci bëccëg bi la waroon tàmbali ñiiti waa Danemark ak Finlande war a tase ñeenti waxtu ci ngoon si Belgique ak Russie nekk jogante bu nit ñi bëri ti xaar itam ndax Belgique lu mu nekk favori ci compétition bi ñoom ñaar seen jongante war a am ñiiti ci juróom-ñaari waxtu ci ngoon si ngeen war ci ànd ak Pape Malick Diaw ak ay chroniqueur am ci 90.3 i rajo
mbokk yi ñu egsi ci yeneen ponk ci xibaar yi muy article de la semaine El Hadj Malick Cissé dem gisi ji ak kiitu Oumar Kandé journaliste boy liggéey fële ca quotidien national Le Soleil Oumar Kandé nag xam ne daa def ab gëstu ci permanence bu parti démocratique sénégalais waxuñu leen nag bu ne ci VDN bi waaye beneen bi xam ne moo ngi fii ci place de la nation nit yu bëri dinañ ko romb duñ ko ràññee wala sax ñu xam ne foofee le parti démocratique sénégalais njëkkoon am ab permanence am lan moo takk taarixu bërëb boobee nan lañ ko war a mën a jàngat lu tax ñu bàyyee ko noonu lépp nekk ay leeral yoo xam ne war nañ ko ci mën a am ci article de la semaine laaj ak tontu bi c'est El Hadj Malick Cissé ak Oumar Kandé ñu teewlu. siège PDS ca Colobane nekkin bi doy na waar quotidien national Le Soleil def si gëstu bu yaa mu ñu luñ mënti wax rek mooy marqueuru soppi daanaka kenn xàmmetu ko fi. prétexte bi mooy dans le cadre du service politique au Soleil di indi chaque fois ay gis-gis yu bees daal di indi ay nouveautés di offrir lecteurs yi yeneen loo xam ne peut-être day du bokk ak politique politicienne xam nga moo tax ñu xalaat ci dans le cadre du service avec sama patron Ali Diouf ñoo ci xalaat moom tamit mu proposé ma ko ne non boo ko defee dina intéressant après ci lañ décidé ne dem pour jeunes yi aussi am na jeunes yoo xam ne am nañ 30 ans sax te xamuñu woon ne permanence PDS bi foofu la nekkoon ñoom bu nekk VDN rek lañ xam quoi bu bees bi bu rafet bi quoi mais foofu noonu c'est intéressant ñu bëri xam ne foofu la lépp commencé daal nga xam ne première alternance politique du Sénégal foofu la commencé président Wade bu mu nekkee opposition foofu moo nekkoon permanence am même si nee nañ amoon na permanence bu nekk en ville quoi rue de Dené mais yàgguñ fa mais après lañ fa ñëw foofu daal la lépp commencé ba première alternance politique am en 2000. sama naataango bi xolam dafa jeex tàkk mu ne ndax bërëb bi bunt yi sax dañ ko tëj kenn xamul lu muy ñu rool foofu la lépp commencé pour PDS. bi ñu nekkee ci opposition fa lañ doon réunion fa la maître Wade ñëpp xam nañ ni mu meloon ci opposition sénégalaise 26 ans d'opposition fa la doon defee ay réunion moom ak ses alliés de l'opposition mais aussi les militants du PDS xam nga syndicalistes yi jeunes yi travailleurs yi étudiants yi nee na ñëpp foofu lañ doon daje di peaufiner ay stratégie pour mën a faire face au régime socialiste quoi dans le cadre des combats de la lutte démocratique quoi ba loolu moom bokk na foofu lañ jóge mën nañ ne ci permanence boobu lañ toggee première alternance politique du Sénégal quoi en 2000. ñi dëkkee ci wet bi di naqarlu bu baax a baax taxawaayu maire bi ak autorité yu PDS ndax dafa jàpp ni ñooñu leen nan nañ mën a seetaanee bërëb bi nga xamante ni taarix gu am solo la. riverain aussi loolu la ñu wax parce que ñoom nee nañ permanence boobu day constituer adresse ci ñoom quoi parce que ku leen bëgg a seet si wala kuy ñëw zone boobu ñoom dañ koy woo rek il suffit ñu ne ko boo ñëwee ci ancienne permanence PDS Dakar waaye xam nañ ko ak Sénégal yu bëri boo nee ancienne permanence PDS Colobane Fass da ngay mën a repérer wu sans problème quoi te aussi beneen raison bi mooy des fois de bâtiment bi comme day menacer ruine dañ gis ne y a des questions de sécurité mën nañ ko réhabiliter waaw mu nekk pourquoi pas musée sax pour parti démocratique sénégalais mais aussi pour Maître Wade pour nit ñi xam li mu fa liggéey daal ba mu nekkee opposant madame Diallo ak ñu bëri ñu ma interroger ñoom li ñu xaw a dénoncer mooy le fait que permanence boobu amee importance noonu Sénégal mais ñu dem ba léegi pratiquement dañ ko xaw a bàyyi en état vraiment de délabrement mu menacé sax daanu quoi waaw parce que bâtiment bi R+1 la mais ci kaw amatul dara nekk dafa porte kii plafond bi explosé na daanu na yàqu na permanence bi daal mën nañ ne vraiment comme bâtiment abandonné la mel quoi te il faut le dire dañ ko abandonné ñu bëri dañu bëgg ñu réhabiliter ko pour les jeunes générations ñi nga xam ne xamuñu woon ne PDS foofu la nekkoon ñu xam ko quoi. Assane Ba nekk membre ci comité directeur bu parti démocratique sénégalais mu ni bërëb bii symbole la ci xeex démocratie. li mu wax moom c'est vraiment intéressant parce que dafa def ay kii expliquer moom depuis 1975 la am carte membre PDS quoi mais nag depuis boobu nit ñi foofu lañ doon réunion quoi moom vraiment dafa amoon sax comme émotion bu muy wax ci kii parce que da ko doon permanence boobu neen da koy rappeler lu bëri c'est un lieu symbolique quoi foofu lañ doon defee des réunions foofu lañ doon daje seen biir opposants yi Ablaye Wade coalition bi mouvement syndicaux yi ñoom ñëpp fa lañ doon daje fa lañ daal nee na toggee li tax première alternance politique Sénégal am en 2000 quoi vraiment permanence boobu lu am solo la ci histoire politique du Sénégal quoi. siège bi kenn du ko wax te waxoo
président Wade ak démocratie bu Sénégal moo tax dafa jot ñu defaraat ko ba mu mucc ayib. sant ko gërëm ko bu baax El Hadj Malick Cissé ci article de la semaine boobee li yéen kaay yi xëyee tey nag dañ ciy ànd ak El Hadj Assane Top. geneenu njàqareti ñeel Ousmane Sonko ki mbokkom njiitu Pastef l'observateur moo xëy beral xibaar bi mi ngi bàyyi ko ci Barthélémy Diaz maire bu Mermoz doomi Jean Paul Diaz ju ne Ousmane Sonko daañu ko dal di jàppalu niki weeru ko Satumbar loolee nag nguur gi togg na ko ba noppi bis ba ak waxtu rek lay dal di xaar balaa loolee yëpp di sotti ñi may dajaloo gi nga xamante ni waa M2D ñi ngi ko doon amal ci mbeddi Ndakaaru yi rawatina fa nga xamante ni moom moo di ci place de la nation foofule nag dajale woon na mbooleem pàcc politique yi nga xamante ni ñoo fete ci kujje gi di gën di àllu rek di nga nguuru ko Sénégal mayuñu ko lenn moom président Macky Sall les échos yi ni kaay ni njiit réew mi kay démb waa M2D yem nañu ko ci gaal gu mu dul teeral mu doon nit la fa jib ni ay dogal journal bi di l'observateur fedd li ko ne waa M2D dikkaat nañu ngir rek ñi nga xamante ni ñoo di seeni ñoñ ñiy tàj ci kaso bi ñi daal leen fay jëlee ci nu mu gën a gaawee ñi nay ngelawal peexu ak it nag Ousmane Sonko mi xam le ne atum 2022 weeru ko juillet mooy appam bu mujj ngir rek daal di bàyyi ko ci assemblée nationale ndax it nag loolee la waxante woon ak askan wi askanu bët gannaaru ko réew di ko xaarandi moom njiit réew mi ak ngan la fay amal la quotidien yi ni kaay xëy toppandi ay tànkam ne nag ñi nga xamante ni ñoo di njabootam doon waa APR jamono jile tàqaliko dëggantaan la ñu def fu nekk berse saaway bopp laas yi ni kaay moom la mu gis ca googelee ngan perte bi du yomb ci njiit réew mi ndax it nag ay tawat ki njàmbat ki nen mooy bool bi nga xamante ni moom la ñu fas yéene yàkkal kii di président Macky Sall mu war raxasu ba set joo ci loxom ngir rek saafara war ca mën a am ndax dañ leen di dànk am déet laaj bu ne mel mënees na ko laaj waaye tontu laa ngi ci solo yéenikaay jëm ci jàngalekat yi ak waajtaayu ko tabaski gi seen xel mën na caa dal ndax it nag seen nopp avance dana jógee ci fukki junni dem ci ñaar fukki junni journal bi Les Échos ne loole moo di dëgg wàllu ko avance gi dañ ko daal di fulandi ak it nag anam ga ñu koy fayee mi ngi toll ci fukki weer wu ca nekk ñu dugal ci ñaari junni ba keroog muy mat li yëpp nag bokk na ci li ko sabab mooy njeexital yi nga xamante ni wàllu mbas mi da koo def ci dundi nëpp askan wi ña janaxe jamono ji ci seenu ko dundin moo di waa Mboro dara warul ko ludul aw tiis wu leen dal di gane si seen ñeenti doom la ñu ñàkkandoo ci genn ko ngoon libération yi ni kay ne ñooñee ñëpp nag ci jamonoy tàngaay wi la ñu demoon ci barabop noppalukaay fa la ñu jaaree lab ñibbi barzaq bàyyi ci seen gannaaw naqar ak aw tiis ndax it nag ba ñu dugg ci biir ndox mi amutoon genn ko kaarange jëm rek ci lu leen war a mën a wallu ñi wax ci tàggat yaram mën a laaj ana lan moo dox ci diggante Matar Ba ak international sénégalais bile di Sadio Mané les échos yi ni kay ne Matar Ba nag yebbi na ay dëggam ci kaw doomi Bambali ji di ko xamal ne jaaduwul benn yoon nag muy jàpp ne la xew ci bitim réew mën naa am file ci wàllu ko gazon ak environnement ndax it nag loole ku koy méngale da ngaa mel ni kuy wax Angleterre ak pomme de terre terre gi rek moo leen boole. su dee ni sax su ku bëgg lépp loo xam ne dafa jëm ci football professionnel faaw nga def tamit li jëm ci professionnalisme googee mbokk yi ñu jeexal xibaar yi ak tënk lii ab bataaxal bi xam ne léegi la jeeg si ñiiti waa ARTP génnee ko te xam le ne coow gi am ci diggante ñiiti waa Wave ak waa Orange Sénégal ñoom jot nañu ci ab bataaxal ndax ñiiti waa Wave dañ leen doon yëgal ne ñiiti waa Orange dañ leen bañ a jox crédit ngir ñu mën koo jaayee ci seen bërëbu seen application yooyu xam ne moom la ñu yor ñiiti waa Orange nag ñiiti waa ARTP ti artu tey xam la ne ñoom plainte boobee dinañu xool nan lañ koy defee waaye fi mu toll nii nag li ñu bëgg mooy ñiiti waa Orange ñu tàmbali def liggéey bi ci ni mu waree maanaam ni ñuy joxee ñiiti waa Orange Money lépp lu jëm ci mbirub crédit ngir ñu koy jaay ñu mën ko jox itam yeneen application yi li ci mel nag Wave ak yeneen yi ci mel nekk ab communiqué bataaxal boo xam ne waa ARTP ñoo ngi ko génne léegi ci bëccëg gi mbokk yi di leen sant bu baax di leen gërëm li mooy li leen andiloon ci seen xibaaru njooloor gi xanaa rek di leen fàttali tey ci guddi gi su juróom-ñaari waxtu jotee ci 90.3 ngeen jàpp ay rajo ngir mën a déglu lépp loo xam ne jëm na ci Euro 2020 bi ak Pape Malick Diaw ak i chroniqueur am di leen sant baax di leen gërëm ñi yendoog jàmm